presque mën na 100 et quelque. ñu nekk si hôpital bi liggéeyaat hôpital bi dans 2 jours mu mel na mu meloon. ñu wëlbatiku. di defaat ay journée de consultation gratuite. macha allah waaw wëlbatiku encore defaat fi caravane de don de sang. caravane de don de sang. d'accord ñu defaat ko fi. bon liggéenti fi ay lu mat 95 poches. de sang. de sang banque de sang. waaw loolu yëpp si ay réalisation APBS la. waaw macha allah waa léegi Tafa est-ce que mënuñu xam ni yéen lan moo waral lan mooy seen naqar wala lan mooy seen mbégte lu ngeen sentir daal ba créer association bi lu leen metti wala. suñu naqar bëri na trop. muy benn. importation bi si biir Sénégal. mooy première bi. ñaar. mobilier national. ok ñett. jafe-jafe yi artisan yi am. mënuma comprendre. mobilier national. déjà président Macky Sall pàcc bi mu si def. amul président bu si def. parce que moom moo ñëw. wàññi ko def ko 18% ni da ngay jox waa Sénégal. kon loolu na ci sant yàlla bu baax. mais dafa am fu mu sooxee. fi mu sooxee moom mooy. Ndar. amul kenn koo xam ne mas na gagné mobilier national te nit ñi ñu ngi solutionné. maanaam dafa bëri ay pàcc yoo xamante ni ko. xam nga genre gré à gré lañ koy wax la waxuma affaire yu mel noonu. mais daal mobilier national critères yi ñu si laaj. ñun artisans yi ndaw yi. mënuñu si jot. pour te dire. même le président de la chambre des métiers de Saint-Louis. mënu si jot. ndax critères yi ñu laaj si mobilier national moo tax. loolu daal ñu dellu si importation bi. xam nga ni liggéey importation bi dafa daaneel suñu liggéey bi. mais clients yi nag dañu ñaawlu yéen liggéey yi ñu leen di jox vraiment mu yéex liggéey yu benn la di durer ay 2 mois 3 mois je ne sais pas. est-ce que loolu moo tax ñu yore seen xaalis dem di jënd rek. xam nga loolu. boo ma ko waxee boo si waxee dama si sawar. waaw gis nga dafa am liggéey yoo xam ne. liggéeyu clandestin la. dëgg la parce que bépp artisan. da nga war a mën a affilié wu chambre de métier. ñu xam ne yow mi artisan plein nga. nga am sa carte professionnelle. absolument artisanal. dëgg la mais da ngay gis. benn booy bu jàngi métier ñaari fan ñetti fan. mën daa camot. xëy suba jël bopp lal yóbbu ko si sculpteur bi mu yettal la ko ba mu pare. nga ñëw papier finir ubbi sa atelier defar yaa fi nekk kooku boo indee sa avance jox ko da ngay perdre sa xaalis. liggéey dafa am yoon. am procédure yu ma war a jaar. mais yéen ñii liy yàq seen liggéey et pourquoi mu leen def ay sensibilisation ngeen dénoncé leen. non c'est que. dafay xaw metti parce que boo li ma lay wax. ñun suñu naqar dafa bëri. boo xoolee léegi même jaaykatu bant yi. ñi nga xam ne dañuy jaay bant. dañuy defar ay meubles di jaay. te loolu c'est anormal même ñi nga xam ne dañuy jaay bant. dañuy defar ay meubles di jaay. waaw parce que man loolu Pikine bi gis naa. loolu nag say magasin di jaay loolu nag pour ñu xeex ka. menuisier yi si seen bopp ñoo ko war a mën a xeex. xam nga nan la koy xeexee. bépp menuisier. da nga war a wut sa propre fond bopp. dem defar sa ay meubles. di jaay. boobaa concurrence dina mën a am. ñooñu di def yooyu daan ko mën a bàyyi. mais tamit xam nga ak jafe-jafe Sénégal. diggoon nañu fi ay financement yoo xam ne ñoo ne fi. mu am ay quelques artisans yu am. mais yeneen xaalis bi. ñu jël ko politique ak yóbbu ay Podor. loolu c'est pas normal kooku jàppalewul artisans yi. te ñun artisans yi. ñu ay enseignants lañu. parce que ay éducateurs lañu. absolument parce que mun dañuy gis ay xale yu ndaw. ñu jàng ba dem CM2. ñu dàq leen. ñu indi leen. ñun artisans yi ñu jël leen. former leen. éduquer leen. intégrer leen. ba dugal leen si biir métier bi. ñu jàng métier ba mu mën métier bi kon ñun kenn fay ñu. kon mais yéen dégg naa yéen a ngi am ay financement. kon kenn gënuñoo nekk ñun artisan financement yi da nga koy dégg noonu rek. financement yi da nga koy dégg noonu rek mais doo ko gis. ah bon fi mu war a jaaru fa dafa am yoo xam ne boo koy def. da nga ñëw waxal ak les présidents des chambres de métiers. nga war a gis nga waxal ñoom. mais pas nga créer ay AMO. pas nga créer ay yeneen ak yeneen yooyu dama jàpp ni genre lekk kaayu xaalis la. parce que mënuma comprendre ñu jël koo xam ne def ko directeur de l'artisanat te xamul dara si le secteur de l'artisanat. mais yéen est-ce que seen association bi am ngeen objectif pour nekki pour jëli chambre de métier benn année quand même. suñu objectif numéro 1. mooy récupérer chambre de métier bu Saint-Louis. ñaar. place yi nga xam ne moom mooy ay instance de décision yi am si Sénégal. ku mel na que maire yi bu Saint-Louis. maire bu Saint-Louis ñu teg si suñu loxo. conseil municipal ku mel na conseil municipal. ñu teg si suñu loxo. ku mel na assemblée nationale. ñu teg si suñu loxo pourquoi pas.
président de la République. nekk un vrai artisan. macha allah parce que ñun dañu fier d'être li ñu doon. d'accord ñun li ñu doon dañu ci fier. waaw temps yi tamit sunu radar yi dem na ba plané ba am écho ci yéen da ngeen di bëgg a créer seen benn coopérative d'habitat loolu moom dis na di. Moustapha coopérative d'habitat boobu. dama siy sawar wax. waaw ndax. mënuma comprendre. ñun artisans yi. ñuy développer Sénégal. ñun artisans yi. ngay gis ay cité des enseignants. cité police. dëgg la cité gendarme. dëgg la cité SONES. ak yeneen ak yeneen ak yeneen. pourquoi pas cité des artisans. pourtant macha allah am na yeneen dëkk yu ko am ku mel na Kolda. ku mel na feneen ak feneen Tamba. mais créé nañ seen ay coopérative d'habitat. ñu am initiative boobu ñu créé suñu suñu coopérative. pour un artisan un toit. mais région de Saint-Louis fii yéen am ngeen fi espace am na espace bu leen mën a jox. te mu ni la espace. am na fi ndax nguur gi bu fi soxla woon espace am fi espace. kon espace am na fi même bu fi amulee nañu jéem a gis collectivité yeneen maire yi. jéem a xool collectivité locale yi quoi ay Gandon kii Fass boo fa demee maire de Saint-Louis li liggéeyam. absolument am na ay naataangoo ne dem si ay naataangoom waxtaan ak ñoom. yoonu jamono bi tamit ay taaba tache yeeg taaba yeeg yooyu yëpp ay àll la yoo xam ne kenn exploité wu ko. nañ koy jël ñu jox ko artisan yi artisan yi dañ koy yellool nañ koy jël ñu jox leen ko loolu moom mooy dëgg. mais est-ce que am na ay jéego yu ngeen defagum ci coopérative bi. jéego bi ñu ngi koy def bu baax. ñu ngi si sorelu bu baax. parce que li ma lay wax sànq rek. nee naa la suñu association bi. bien vrai que am na ñoo xam ne seen jàng sorewul. dëgg la ba tax na ñu wut suñu benn consultant. muy Ibrahima Niang. ñu koy wax si Iba Ndella. kooku moom moo yor kayitu association bi yëpp. moom moo ciy dox lépp. liñ ci war a dox yëpp moo koy dox. liñ ci war a wax yëpp moo koy wax. waaw. am ngeen coopérative bi am na président. waaw coopérative bi am na président. Ablaye Ndiaye mooy président coopérative bi. am nañu suñu GIE tamit. GIE bi Pape Demba mooy président GIE bi. absolument waaw man mooy président association bi. ñun ñooñu yëpp nañu lëkkaloo di liggéey. uniquement pour le développement de l'artisanat. léegi c'est très bien que l'artisanat va développer. macha allah léegi avant sa kàddu gu mujj am na sa nattangoo bi nga xam ne mi ngi toog fi moom mooy le trésorier il paraît de la coopérative. muy ñu koy waxee Lamine Ndaw Lamine naka liggéey bi naka association bi waaw. waaw ñu ngi góorgóorlu bu baax. waaw artisan moom ku jar a jàppale la. absolument waaw ci côté bépp nag. parce que dañ leen jagleel informel. waaw xel ñun artisan yi dañoo informel. donc loolu nag dafa nekk waaye ba nga xam ne lu ma naqadi la. xëy na gouvernement bi nag moo war a jàppale. parce que dañoo xaw néew doole. et puis amam bi demul noonu. moo tax ñu créé benn coopérative d'habitat. temps yëpp ñu ngi ciy liggéey bu baax ak suñuy nattaangoo. artisan Ndar yëpp pratiquement sax nañ ci lool wax dëgg yàlla. mais est-ce que yaakaar nga ni artisan yi ku nekk daan am kër. loolu c'est vous avez osé ah. incha allah parce que lu nu gëm la si kàttanal yàlla parce que ay doomu réew mi lañu. dëgg la waaw mun ñu fi nekk nag juddoo ci réew mi yaroo ci réew mi xam nga lu baax ñu jël jox enseignants yi. soit professeurs yi. mais artisans yi fi doon bokk. absolument réew mi mënul développer sans artisan. c'est pas possible mënut a nekk. donc lu fi baax rek pratiquement artisan mi ngi ci. kon donc il faut ñu jàppale artisan yi. dëgg gëm la te incha allah dina am bu neexee yàlla. mais yéen amoon ngeen ay financement aussi jamono yële wala. loolu ay liggéey comme liggéey wax rek ay martu la rek. financement yi si dégg lañ ci am te lu ñu yelloo la dañ ko war a am wala soit ñu yombaloon ba mu yomb tey say artisan bu fi am départ bu baax rek bon ay moyens boppam la demee soit bon xëy na frère am jàppale ko soit xëy na moo xam nu mu créé ay moyens mais du nguur du gouvernement. ok seen accident de travail seen baaraam yi dagg ak seen kii yooyu. nu ngeen koy est-ce que daanu am. même ci jàppale chambre de métier de mutuelle de santé bi sax ñu ngi ñu koy wax. mais pratiquement boo si sooboo. da ngay dem des fois ñu lay pratiquement lépp da nga koy jënd après xam nga. kon donc tout mutuel la rek quoi donc mooy li may wax rek ay martu la rek xam nga jàppale bi ñu woon jàppale dañu si war tax ñu jàppale nu. am subvention quoi c'est ça mi ngi noonu. donc bu ñu amee ay accident ñu mën ci taxaw xam nga góor mën a faju suñuy apprenti mën a pourquoi pas ñu am kii sax ñun ñu am ñuy verser kii lu mu tudd. si couverture maladie universelle. c'est ça. ok c'est mieux donc dañ ko soxla li ñu soxla dafa bare. li ñu soxla dafa bari te amuñu ku ñu jàppale ñi ngi lancé appel gouvernement Sénégal. nañu dimbali
ay doomi réew mi lañu amuñu feneen fu ñu jëm damuñu tukki jaaruñu si gaal yi xam nga ñi ngi toog suñu réew fii daan suñu doole ngir yàlla li lay war a sud ñu jàppale mais coopérative bi daal am nga ci yaakaar ni incha allah si kattan yàlla am na ci yaakaar bu baax parce que fi leen bokk fi leen bokk fi leen bokk fi leen juddoo fi leen yoroo fi leen màggee donc ñi am cité muy cité Sonatel cité Senelec cité nangam sa artisan yi dem cité bu neexee yàlla parce que itam wax dëgg yàlla war ñu ko bañ ñun fi leen juddoo fi leen yoroo fi leen màggee donc pourquoi ñu koy bañal te lu fi baax artisan la seen doom yi comme li président Tafa Mané wax rek képp ku si dàq ñu yóbbu leen sa atelier ba mu jàngi métier xale bi dafay ñëw dara du ne si boppam mais ñu fexe ba def si xam-xam comprendre nga kon donc ñun ay doomu réew mi lañu xam dañu war a jàppale bu baax quoi d'accord ah merci trésorier président ñu ñëwaat ci li ma posé woon Lamine léegi est-ce que accident yi ngeen di travail yi ngeen di am ay baaraam yu daggi loxo yi daggi si machine yi est-ce que da ngeen am structure sanitaire yi fi nekk dañ leen jël en charge wala yooyu non kenn duñu jël en charge ñun suñu lépp ñoo koy jël en charge alors mais maintenant ñun ñooy joxe suñuy dépense ñun ñoo koy xëy suba wuti bu ndey feebaree ñooy faj bu bàyyi feebaree ñooy faj bu doom feebaree ñooy faj kenn jàppale wuñu par rapport ak policier bu demoon léegi am na benn bulletin de salaire bu feebaree am na fu ñu koy wàññee nag IPM ak ñeneen ñun amuñu retraite amuñu dara dañu sonn te ñun ñooy développer Sénégal le secteur de l'artisanat moom mooy développer Sénégal en tout cas mënuma comprendre bu tayee enseignants yi grève ñu régler seen problème bu subaa transporteurs yi grève ñu régler seen problème pourtant transporteurs yi wala enseignants yi gën a ñun dañu nekk ci secteur bi di doxal secteur bi ñun bu ñu xëyee suba téye suñu loxo dara du dox ci Sénégal xoolal nit ñaata menuisier ñooy jënd ponte par jour ñaata menuisier ñooy jënd colle par jour ñaata soudeur métal ñoo jënd tôle par jour ñaata mécanicien ñooy jënd ay vis ak ay yeneen par jour kon ñun bu ñu téyee suñu loxo ñun Sénégal du dox c'est triste ça xam nga luy problème mooy lan di président Macky Sall wax ni Sénégal émergent kon nañu ànd ci plan Sénégal émergent boobu pour mën a émerger le secteur de l'artisanat loolu mooy yoon. merci monsieur Mané waaw trésorier léegi ñu ñëwaat ci parce que seetlu nañu président bu agriculteurs yi di bàyyi pomme de terre mu arrêté pomme de terre importation bu ñuy bàyyi soble mu arrêté importation soble mais yéen nan ngeen mën a def ba mobilier national boobu ñu kii ko parce que tamit yéen central yaakaar naa ne seen liggéey day yàgg ay 3 mois lay door moo tax benn ngay gis benn client day am 1 million dem ci marché bi jënd fa benn lalam ak benn coiffeuse am benn chambre à coucher ñëw teg. am na loo fàtte sax. muy la financement yi. parce que baykat bi. waaw dañ koy jox semence. lebal semence. lebal ko engrais lebal ko lépp mu dem bay. mais ñun artisans yi pourquoi ñun mënuñu am loolu pourquoi amuñu jox ay financement. ok bu ñu jox ay financement ñu liggéey. mais kenn dafa ko. dëgg la. c'est-à-dire fii wokk fii xasan il faut ñu wokk ko. moyen la ñu amul. amuñu ay moyens. beneen bi sax mooy gis nga tey ñun ñëpp nekk suñu atelier dina am problème parce que non seulement bu ñu taalee suñu ay machine liggéey li ñu njëkk wax mooy ñu ngi ameeru nit ñi. ok ñu ngi sonal nit ñi ñu ngi tànqal ñu ngi poussiéral nit ñi. moo tax ñu gën a bëgg suñu logement yi. ok mooy lu mais am ngeen village artisanal seen village artisanal boobu wala bi nekk Saint-Louis voilà. dama ni. foofu fu nga dugg sax problème la. fu nga dugg fa problème la daaka bi ne ay at topp si daw doo ko jot te ñëpp menuisier bi xaj ñu foofu. menuisier bi xaj ñu foofu. donc man daal li may wax mooy nanu président Macky Sall jàppale. d'accord jàppale bu baax a baax. merci trésorier sa kàddu gu mujj président. waaw sama kàddu gu mujj mooy di ñaax artisan yi. pour ñu gën a farlu. pour ñu gën a développer. pour ñu gën a am jom si li ñuy def. gëm seen bopp. man de Tafa Mané. je suis fier d'être artisan. merci mais coopérative bi métti na de diis na de. coopérative boobu. lu mu diis daanu atteindre objectif boobu. il faut que cité des artisans am. mos ngeen def point de presse par A ou par B. non daañu def suñu journée de lancement. très bien très bientôt. parce que li ñuy def nii. defuñu ko hasardement noonu. absolument dañ si bëgg impliquer maire de Saint-Louis. impliquer si gouverneur. impliquer si préfet. parce que nekk na mbir moo xam ne du mbir mu tuuti. parce que mbiru artisanat tuutiwul.
macha allah loolu moom mooy sama kàddu mukk di leen remercier. macha allah di remercier mention spéciale. ki nga xam ne moom mooy. suñu consultant. monsieur Ibrahima Niang. mi nga xam ne tey jii bu association bi doxee ba yegg fii. grâce à moom la parce que moom moo yor administration bi. moom moo yor këyit yi moom mooy dem moom mooy dikk. bu desoon su ñun dong day xaw metti. parce que suñu jàng saraw. macha allah maa ngi remercier ñëpp. di. gërëm waa APBS di gërëm waa APBS ñi nga xam ne ñoom ñoo ma dooleel. ba tey jii ma toog fii. di wax. est-ce que am nga ñoo ci mën a limal juróomi rek lañ ci mën a limal. waaw maa ngi ñi ma si lim par exemple mun naa lim si bureau bi tuuti. ku lim juum nag mais nag juróom rek laa la sant waaw. maa ngi remercier encore le président bi nga xam ne moom mooy président coopérative bi. muy Ablaye Ndiaye. di remercier sama secrétaire général. Ablaye Seye. di remercier le président du GIE. muy Pape Demba Sow. di remercier Mouhamadou Lamine Ndaw bi nga xam ne moo toog ak man nii. ngeen yor interview bi dina ko absolument di ko remercier parce que am na pàcc bu mag. bu muy dox si association waaw di remercier association bi yëpp ndax ku lim juum. maa ngi remercier ñëpp. di gërëm ñëpp di leen jaajëfal. macha allah trésorier yow sa kàddu gu mujj. waaw kàddu gu mujj moom maa ngi en tant que trésorier yow yaa fàttali ma yaay trésorier coopérative d'habitat. c'est ça macha allah donc li sama kàddu gu mujj mooy maa ngi si invité artisan yëpp. waaw ñu ñëw. très bien massivement. si sunu parce que sunu ndam la coopérative bi. tey bëgg naa tey artisan bu ne am sa kër bopp. te sa jafewul. dëgg donc képp kuy ñëw na indi sa ñaari sa photocopie carte d'identité ak sa ka nga xam ne tey ëllëg mën na doon ci lu ne. sa rak sa jabar koo wóolu. nga boole ko indi ko ak sa 6 000 francs. donc boo ko indee incha allah ñu nga xam ni yow ñu dina sa reçu jox la nga xam ne bokk ak yéen daal si APBS. waaw voilà macha allah macha allah ñu am ko nga mën ci bokk mën am ko ñëpp. macha allah gërëm nañ la sant nañ la monsieur Ndaw merci beaucoup président. merci beaucoup et à la prochaine.